Ridayro Rahman donay ma di yoolay ba yaram balako ba tey yaa fi ne bon maa ngi nuyu Sénégal yëpp di nuyu ñu ñuy seetaan ci Cambérène 24 force de l'actualité di nuyu Rosita Mendy bi def ak man interview bi. d'accord Matt ñoo tey ñu yeewu ak naka bu diis wàcc suñu kaw mooy dëddub àdduna fii di xalifa généralu Laayeen nan nga jotee bi lépp tiis ci tey bi nii. voilà comme ni yàlla dogalee rek ci jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bindoon na mu bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dund benn durée bu mu neex yàlla suñu borom mu dante ko génn àdduna ndegam bakkan boobu moom moo génn àdduna kenn ku nekk war nga génn àdduna ki nga xamante ni mooy Baye Chérif El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye maama mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na ko fi donc lii du ñu bett dañ ci sant yàlla suñu borom mu nekk diis boo xamante ni maanaam diis la du lu ñuy naqarlu du lu ñuy méttitlu dañ koy sant yàlla suñu borom parce que bakkan bu ñam dund dana ñam dee muy jullit bi muy chrétien bi ak ku mu muntu doon ci àdduna dana mos a génn àdduna mais génn àdduna bu rafet la bii nag dañ koy sant yàlla parce que Baye Chérif El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye xalifa général boo xamante ni loo woon di fu maamam tegoon tànkam foofu ba tegoon tànkam fu sa i baayam di Seydina Issa Rouhou Laye tegoon tànkam foofu la tegoon tànkam bi mu def li mu war def ci àddunam taxawal lu ne def na ko ci diini ji boo koy gisee da ngay ne sax est-ce que moom laay rek mu doon mission mais kër yëpp la doon dem parce que li may wax nii ku dugg ci internet bi wala ku dugg ci laaj mag ñi def mission bu rëy rëy ci diini ji te loolu nag seede yooyu muy xale bi ak muy mag mi muy ndaw mi muy jigéen bi muy xale bi xamoon na ko ci kii Baye Chérif El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye te di sant yàlla fi nga xamante mooy suñu entreprise fu mu nekk moom ci barabam la dañ ko tuddee saa su nekk mu ñu koy fàttalikul mu nekkoon ko xamante ni moo doon xalifa général des Layènes. tey jii ñu bëggoon a xam lan moo nekkoon sa rapport ak moom famille religieuse bi di famille religieuse Layène yi nga xam ne ñoo ñàkk seen xarit tey lan moo nekkoon seen rapport yow bien avant nga ñëw fii nii. xam nga boo demee ci rapport bi d'abord balay rapport bi damay wax ne laanam xalifa général ndimbalu yàlla la. représentant de Dieu sur terre loolu ndimbali yàlla la te yàlla wax na ko ci alxuraan ne moom aadama la def mu son représentant donc yàlla moo njëkk a def xalif moom yàlla def mu nekk xalif général de Laye représenté diini ji représenté njaboot bi Baye Chérif El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye dafa ubbi woon buntu yëpp tey Cambérène muy tijaan bi muy ñeseen bi muy ibaadu bi muy ñëpp muy chrétien bi ñu ngi ci dëkk bi te mosoo gis njabootam muy kenn ci njabootam bi wala ku bokk ci moom wala doomam di am ak ñoom jafe-jafe loolu musul am donc modèle boobu rek ci ni mu nekkee woon tey monument boo xamante ni kenn du ko fàtte ba yomal xayaam waaw doomam yi ñoom ñëpp dañuy am chance seen papa dund yi doxal nekk ay missionnaire di rafetal donc métit boobu rek la ñuy bu ñu ne métti na diis na dem naa dunu diis na mais am lu mu fi bàyyi voilà parce que deretam ba léegi ñu ngi koy gis ku gis doomam gis nga Baye Chérif El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye mais dafa war rek ne comme yàlla moo ko wax te yàlla lépp lu mu wax day def bakkan bu ñam dund ku génn ku ñam rek dund da nga ñam dee te foog naa ne yomal xayaam day am te ñun gëm nañ ko da fokk ci fonk d'islam yi nga gëm dogalu yàlla suñu borom la fekk nit ne man gëm naa yàlla rek day fekk nga gëm ne gës penc ci am na dund am na dee am na. tey jii yàlla def nga sanc benn barabu liggéeyukaay. tuddee ko ci lii di Cambérène 24 lan moo waral loolu. très bien loolu Rosita maa ngi la ci remercier bu baax nga El Matt moom bu mu ñëw maa ngi ñëw Cambérène diggante 2017 2018 durée bu gàtt yàlla ci mbiram maanaam yàlla mooy seet du ko neex du ko def
man Baye Niass mooy sama sëriñ Cheikh Ibrahima Niass mooy sama sëriñ mais ñu bëri dañ may wax ne man laayeen la woy laayeen la parce que ci laa ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah ci lay laayeen di woote ñoom benn yonantu la ñu am mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy seen yonantu wootiwul lu kenn wootiwul lu yàlla yonantu wootiwul mooy laayeen bon neex na dëkk ak ñoom man de bokk ci ñoom bokk ci njabootu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass muy sama sëriñ Baye Niass moom ma tàngat mooy sama lépp waaye dafa ñëw ma ñëw tànn Seydina Issa Rouhou Laye mu nekk sama parrain ci àdduna bi tey tànn naa sama parrain muy Seydina Issa Rouhou Laye mooy sama référence sama modèle ci lépp ci li may yëngutu ci àdduna amaana wàllu yàlla dama njëkk a jox sama xol sama jëmukaay Mawlana Cheikh Ibrahima Niass muy sama sëriñ te mu am lu ma yaree di nuyu njabootam di nuyu doomam bi ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass nekk actuel xalifa général yàlla guddal fanam lool di ko présenter samay condoléances ci ki nga xamante ni mooy actuel xalif mooy ki génn àdduna ni def Baye Chérif El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye nekkin bi ma nekk ak ñoom man Seydina Issa Rouhou Laye tànn sama pare Seydina Issa Rouhou Laye nag moom mooy borom Cambérène moom Cambérène voilà suñu entreprise patron bi nga xamante ni moom ma ubbil lii ma koy nuyu moom salué au passage mu jël ay millions investir lii na ma seetal loo bëgg a tuddee entreprise bi mu tuddee ko Cambérène 24 Cambérène 24 damay wax na France 24 dafa am France 24 heures di joxe information en temps réel ma jël 24 boobu la ci France 24 ma namm ko ci Cambérène 24 pourquoi pas nit ñi di koy xoolee muy def ci toutes les informations nécessaires joxe xibaar yu wóor di dëgg ci français ci wolof joxe ci politique ci éducation souvent dañuy foog ne affaire télé Cambérène la mais télé toute une nation la comité bi yépp a ci bokk diini chrétiens yi religion musulman ibaadu ñëpp ñu am cër ci Cambérène 24 parce que Seydina Issa Rouhou Laye mi nga xamante ni moom lañ tuddee télé bi moom loolu moo doon mission l'islam moo doon mission principale waaw moom il est là toutes les personnes Seydina Issa Rouhou Laye plan national plan international def na liggéey boo xamante ni fépp fu maamam baayam yeggoon fépp fu baayam yeggal li diini ji dem na fa mu ci ñu xeex si mu ci ñu xonq ñi foo ne fekk gis nga Seydina Issa Rouhou Laye parce que ñoom ci Cambérène laayeen au du vrai sens di moom ñoom yonent lañ toppuñu leneen lu dul yonent donc moom mu ngi woon partout à travers le monde képp ku di ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammadu rasulullah rek man jàpp naa laayeen nga voilà ba tax ne loolu moo tax ñu tuddee ko suñu mbir mi di ci sàkku am nañ ci yaakaar dañ ci am ndam parce que Seydina Issa Rouhou Laye judd na ba génn àdduna yàlla di ko defal teraanga boobu moom lañu tuddee Cambérène 24 te ma sant ci yàlla bu baax a baax amul leen li ma ci dal di rëccu et que ki patron bi ubbi lii alal ji takku ci it moom it da ko apprécier lu tax nga tuddee ko parce que saa bu ñu ne Cambérène rek 24 rek dañuy fàttaliku ko nga xamante mooy Seydina Issa Rouhou Laye borom Cambérène voilà. léegi lan mooy doon sa kàddu bu mujj jëmale ko ci njabootam ñoom ñi nga xamante ni ñooy jéem a bokk ak ñoom nakar yi nii dal ci ñoom ni ki démb. voilà léegi nag maanaam nit bu génne àdduna da ngay delloo lépp yàlla mooy xam ne yàlla moo dogal lu xamante kenn mu ci dara yàlla dafa dogaloon li am ci àdduna donc di ko wax ne daal maa ngi koy jaale ki ci gën a mag Seydina Issa Laye du fils aîné du khalifa général de Layène di ko jaale su ma nekk sax di lim danaa am ku ma fàtte mais ñëpp lañ ko jaale parce que amul ku pertul voilà amul ku pertul muy chrétien bi muy ku nekkul chrétien bokk ci diine gëmu lu du yàlla rek da nga perte ki nga xamante ni modèle la ci l'islam lamp la woon ci l'islam donc mooy Baye Chérif El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye perte nañ ko waaye nag pertuñ ko parce que doomam yaa ngi fi sëtam yaa ngi fi nit ñu baax muy Cambérène donc di ko jaale ñëpp di ko jooy suñu xol parce que yàlla moom mooy jël seen du ko neex def ko ni mu ko defee loolu mooy lu fekk li gën di wax Cambérène yàlla na yàlla taxawu njabootu Baye Chérif El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye jàppale nañu ñëpp di jël njaale kër gi yëpp Cambérène 24 force de l'actualité di présenter seen condoléance ci comité bi yëpp ak ci mbir mi dégg nañ ko déggeen bu 10 la di gërëm ki nga xamante ni moom mooy Rosita Mendy moom mooy ak occasion bi ma jàllale ko di gërëm Paradise bi nga xamante ni moom moo yor ci part technique bi
di gërëm équipe yëpp di jàllale umma islam bi yëpp suñu condoléance ci incha allahu foog naa ne journalistes yi dañu wàcc ci terrain bi pour jël nit ñi seen xalaat par rapport ak ci li nga xamante ni moom lañ bokk ñëpp mbokk yi lii yàlla na fi gëj te yàlla na yàlla jàppale may ñu gudd fan ci barkante bi sallallahu alayhi wa sallam merci beaucoup.